jërëjëf Mohamed Kandji ñu ngi leen nuyu ku nekk turam ak santam di mbégte di dalal suñu studio tey Fadel Barro muy président mouvement Jàmmi Gox yi Fadel Barro ñu ngi lay nuyu di la dalal la ñaanal la bëccëgu jàmm ak salaam dañu gis fan yii yëpp mouvement Jàmmi Gox bi ngeen def tour des familles religieuses. li ko waral. waaw maa ngi lay d'abord fay Alassane ci ci nuyu bi invitation bi aussi auditeur i rajo yi ak yu i télé yi ci 13h bi. waa Jàmmi Gox yi nag dafa nekk ci tournée xam nga réew ni nga ko bëgg a doxalee ak ni nga yaakaar ne la war a doxee. da nga koy doxee ci sa biir kuréel balaa nga naan da nga jot ci réew mi xam nga bëri na ci mouvement wu parti politique yi fi nekk ci réew mi. di ware coppite gu ñuy woote ne révolution bu dëkk bi soxla ci mentalité ak ci changement ak mécanismes sociaux yu ñu war a implanter ci réew mi. ak résolution de crise vision bi ñu ci am loolu moo waral ñuy dox ci biir kër. foyer religieux yi ak foyer coutumier yi seeti magu dëkk bi gis nga li xew ci dëkk bi ñi nga xam ne sur le plan institutionnel dañu toll ci fi nga xam ne luy tubaab di wooyee effondrement wu état maanaam lan yi nga xam ne ponk yi nga xam ne kenu yi nga xam ne kenu mooy li war a téye pilier yi kenu yi nga xam ne moo waroon a téye mbaar ne dafa nekk di daanu ndànk-ndànk mooy lan bi ci jiitu mooy suñu justice maanaam yoon bu daanoo ci réew moom dara desu fa surtout ci démocratie bu ñu demee ba ci ay procès politique yu weesu ci ginnaaw ak sax jiitu na ci Sénégal depuis 1960 yi nga koy wax sax ci Senghor ak Mamadou Dia fépp fu buur maanaam ki ñu fal président exécutif fu mu soxlaa noot doomu politique rek noot kenn ci politique ci ku jëg politique mun na utiliser juste bi rëq ndigam te du mujj fenn finna bu mag la fi nar a jël ñiy dem di ko nangu ba mënatuñu ko nangu xoolal luy xew ci dernièrement ci mandat wu Macky Sall bi ginnaaw Karim Wade nu fa yoon nërmeloo xoolal ci dossier Khalifa Sall nu fa yoon nërmeloo ba tax na bu ñu sullee un cas de mœurs ci dossier wu Sonko ak Adji Sarr réew mi jug na dina tàkk ñu dugg ci ay élection ministère de l'intérieur malheureusement mu am ak am nu mu organiser élection yi moom ak direction générale des élections ba fexe ba ci ay liste maanaam liste warta divisible ci amul fenn ci ak ci droit fenn fu liste électorale di divisible ñu jël liste yi ne mun nañ ko xaajale ba nga xam ne dañ dem ci élection ñii demee suppléant ñii demee titulaire ñii demee ni musta am ci àdduna li gën a graw mooy li ñuy woyee sage maanaam ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne ñooy magu dëkk bi ndax ci affaire yoon ñoom dal nañ ndax jege nañ retraite ñoom ñu ne Sénégal mun na nangu loolu Alassane réew mi fan lañ toll. li ci des. démb dëgg nañu. lu des waaye Y'en a marre. nee nañ ñoom. dañoo yaakaar ne ñaari liste yëpp. dañ leen war a appliquer la loi. mooy liste yeew yi ak liste benn bokk yaakaar waruñu bokk. mais loolu mooy yoon bu ñu toppee yoon rek mais fu mu nekk ne sax romb nañ loolu. xam nga tey ji vraiment bu mooy ñun Jàmmi Gox yi dañu pexe ci lañ bëgg a indi lan mooy pexe bi dinaa ci ñëw mais. dama la bëgg a expliquer ne bu ñu demee ba conseil constitutionnel maanaam les sages taxaweetuñu nu ñu yaakaaree woon ci ñoom man bind naa leen. interpellé naa leen wax nañ lu nekk def nañ ko ne leen décider leen bu leen xalaat seen bopp tey xalaat leen ëllëgu réew mi ak seen i doom ci ban réew la ñuy jot ci ndono tontuwuñ ñu faalewuñ ñu continuer nar fi jàllale li nga xam ne impasse totale la indi ci réew mi yaakaaru moo ne suñu démocratie bi nga xam ne ay ñaq ak ay deret. lañ ci def ba toll fi ñu toll nii tey ak ay ñaan ndax mag ñi dañoo ñaan buñ ko xeeb tey jii ñu mën a toll ci impasse bi ndax lan kenn mënu ko expliquer. bu boobaa nag lu ñu war ñun ndaw yi nga xam ne dañu bëgg réew mi des di nekk ci jàmm ak ker googu nga xam ne dañu yaakaar ne mu ngi ci ker yu nañ ci al Muhammad parce que mag ñee ko fi ñaan duñ dem seeti mag ñi wax ñoom bi ñuy dem ci këru diine yi demuñu fa parce que nit ñi dégg naa ñu naan wuy ñi xamuñ ne këru diine yi Macky jënd na leen ba pare def nañ li nit ñaa ngi ciy wax lu nekk. mais xam nga lan lañ xamul bu dee mag ñi nga xam ne dañu yaakaar ci ñoom ne dañ leen di fay maanaam institutionnel gardien yi bu fekkee ne ñoom dañu nar di daaneel réew mi allah foog ñu dem seeti mag ñi nga xam ne yaakaar naa ne man këru diine yi foog naa ne këru aada yi foog naa ne chef coutumier ak traditionnel yi balaa tubaab bi di ñu indil ñun état bi ñu xam ni tey di république ak état ci ñoom la ñu jokk woon te ñoom ñoo nekkoon kennu réew mi. ba ngeen demee foofu rencontre kër diine yi. ban maanaam discours ngeen fa téye ak ban réponse ngeen fa am. dañu njëkkee ci Cheikh Mahi Niass Papa Mahi nijaay la ci man fa laa dëkk donc mënuñu fa ñàkk jëkkee te it dafa fekkoon mu jugee
Soudan def fa lu rëy. ñu ne ko ñu dem fa ne ko li nga liggéey Soudan nii te mu rëy lool sa réew mi soxla na ko surtout que jamono ji ngay ñëw ci réew mi jaxasoo na jaxasa goo xam ne feebar boobu demee hôpital sax mun nga fa lakk dee loolu lañ fi gis jafe-jafe yi Alassane. te it mu d'accord ak ñun ci benn constat mooy ne crise mondiale bi àdduna bi toll ñu naan lan la ñuy lekk ñu ngi wax crise u blé ñu ngi wax ni Macky Sall ngi dem di ñaani ceeb pour fan la ñu war a dundee ëllëg et cetera te réew mi suuf si tàlli liñ fi am ci ay réserve ci ndox kenn xamul nu mu toll. réew mi am naaj réew mi am ay gune yu ne léng amuñu liggéey. amuñu métier ñu taxaw di xool wërbatiku di ñaani lu ñu lekk ndax lan ndax toll amuñu sago xam nga luy sago ñàkk stabilité. amuñu sago ndax amuñu ay homme politique yu am vision wu dal ak sérénité boobu amuñu sago ba mun a waxtaanee xam-xam ku nekk dem di jokk ci beneen puissance étrangère mu lay ruux-ruuxal xaalis ngay xool ne mun nga jëlee réew mi nu mu la neexee wala mun nga imposer mi réew mi ci lu mu nekk te mag ñi gaz ak pétrole dañ ko doon yàgg ñaan ci réew mi bu mu demee ba commencé feeñ ku ne jug ne réew mi dina tàkk est-ce que joxut ñun ñu jóg taxaw ne bi réew mi nag fii la war a baaxee mag ñi bu ñu demee seeti xalifa bi loolu lañ ko wax bañ ko waxee nag ne ko da nga war a jóg non pas parce que dañu ñëw yaakaar ci yow ak ñaan wala pour nga wax ak Macky Sall dañ ñëw ne la ñun ndaw ñi ngi def li ñuy war pour que jàmm ji sax ci réew mi yow lan moo ci sa responsabilité jugal moom tontu nañu ba mu demee Gambie ba tontu wax bu garaaw sax dafa ne Sénégal dafa pauvre wala dañoo paresseux noonu la ñu tontoo. ne malheureusement suñu institution yi dégluwuñ leen ñoom sëriñ si donc àlla fokk ñu xool beneen doxalin mais ñun luñ ciy gën a jublu mooy dañu war a mobiliser ñu ngi leen di mobiliser après ñu dem Tivaouane bi ñu demee Tivaouane sëñ Mbaye Abdou moo ñu recevoir macha allah. defal ñu fi waxtaan bu doy waar sur la responsabilité de la jeunesse. wan ñu it ne li fi ne nii dem nañ ba naan ndax dëkk bi am na jullit parce que nag bu dee ñun ñëpp ay croyants lañ bu ñu waxtaanee entre croyants xam nañ ne fi ñu bëgg a jëmale réew mi nii. du sotti. bu ñu fa jugee ñu dem Ndiassane suñu baay ju baax ji dalal ñu ñaanal ñu wan ñu ne ak ay doomam yëpp macha allah ñu ngi continuer ñu ngi xool naka la ñuy demee Layène ak clergé bi Touba maa ngi fëgg ci bunt bi depuis un moment tijjeeguñu ko mais maa ngi koy lancé te war nañ fa dem waxtaan ak sëñ Mountakha parce que li ñu leen di wax nii dañu war a jël seen responsabilité parce que deuxième phase bi moo ëpp solo. Alassane dañ toll ci impasse mais lan mooy pexe bi kan moo ñu jox tey xam nga condamné violence yi Macky Sall moo ko orchestré xam nañ ko Sonko ñenn ñi mun nañ ko am nañ ci waa Yewwi de manière générale voilà ni ñu koy doxalee am nañ ci xalaat yooyu yëpp c'est pas grave xam nga lan mooy li ëpp solo tey. lan mooy pexe bi. am na ñuy wax est-ce que duñu reporter élection yi. mais lu tax est-ce que loolu wax la. lu tax ku nekk naan. dañ ko waxtaanee ñu ko waxtaan. dañ ko war a waxtaanee dugal ci waxtaan bi. jàmmi gox yi def ne nañu pencoo. dafa jot réew mi bu tollee fii ñu pencoo te loolu dama ci interpellé ñu mel ni yéen. ak ñu mel ni Raza. ñu mel ni ñoom Cheikh Gueye. anañu ñoom doyen Abdoulaye Bathily gis naa leen ñu génne téere anañu. est-ce que ñu ngi leen di déglu ñoom. mais dañu war a wax ñun ñu ngi dem seeti leen suñu tournée bu ñu commencé ni lii c'est ça ñoom ñoo ko war a porter xam nga jàmmi gox yi mënoon na porter cette idée de dialogue national cette idée de débat bi nga xam ne dialogue bi nga xam ne dafay ñëw ku nekk dañ lay poser ñetti question conditions yi ñu nekk ni ndax mën nañ ci demee élection waaw wala déedéet bu ñu koy reporter te du génn 2022 ban date la war a nekk ak ñan ñoo ci war a dem nan lañ koy defee ñetti questions yi kese la ñuy laaj acteurs yépp dugal ci politique yeeg opposition yeeg kujje gi dugal ci it ñépp ñi nga xam ne les forces vives. ba pare confier ko ay personnalités neutres ñu mel ni ay Raza ñu mel ni ay ñu bàcc ay anciens waxuma la société civile bi fi nekk di dugg ko génn di ñi nga xam ne presque dañ koy dundee waxuma ñi nga xam ne aussi dañuy xaar ba injustice am ñuy gën a seen yuuxu gën a fort ñi nga xam ne sax ñoom ñooy victime injustice boobu. mais am na ñu fi nekk di liggéey bu am solo nañu ressaisir te ñu autosaisir seen bopp xam nga lu tax réew mi seen réew la. te nag du ñu bàyyi ay kuy. di xeex fële seen xeex ñëw mbëkkante ba dal ci suñu kaw gaañ suñuy doom loolu mooy lan dafa jot gis nga waxuñu nit ñi ne bu ñu xeex àlla fokk man Y'en a marre laa jógee fa laa nekkoon xeex rek laa xam mais gis nga dëkk bu fekkee xamuloo lan mooy jafe-jafewu dëgg boo xamul luy fitna da ngay dem ba di ko foyee gis nga Alassane mag ñi dañu daan wax ba ñuy gone ne dëkk bu am bi bëree or ak jamaa da nga gis gone gu jël or di ko laspéré pi tax ñun dañoo xamul luy firnde moo tax ñu mën a jël suñu jàmm ji di ko fowe demal nga xool tey li xew ci Mali nit ñi lekkuñu naanuñu ndax loolu lañ bëggal suñu réew xoolal li xew ci wër Afrique
Sénégal war a nekk te loolu dama ciy interpeller Macky Sall Sénégal président Macky Sall mu waroon a nekk sax jamono ju mu nekkee président Union africaine waroon a porter ce leadership là Sénégal gi nga xam ne yàlla muccal na ko ci fitna bu munti di am ay fitna coup d'état fitna président à vie fitna parti unique fitna ñàkk démocratie fitna guerre ethnique fitna guerre religieuse fitna guerre confrérique Sénégal lépp grañ yëpp a ngi fi mais yàlla muccal na ko ci. Macky Sall waroon jël leadership bu Sénégal boobu porté ko di ko wane fu ne ci àdduna bi nga xam ne dafa soxla réponse te Sénégal am réponse bi ndax mag ñee ko fi liggéey ba ko fi. mais Fane dañu jaaxal Sénégalais mu topp ci nguur am na liggéey bu rëy bu ñu defoon fii Sénégal. assise nationale def na fi liggéey bu rëy. bi xamante ne bu ñu sukkandikoon ci loolu xëy na. réew mi nekk ci guute ba mu nekk nii waaye politicien bu ñu ñëwee ci pouvoir bi. dañ ko teg fële. di doxal ñoom selon seen intérêt bopp. lan moo war a réew mi bu amee jafe-jafe. mag yi jóg ñu Amadou Matar Mbow ñu xamante ni général Seck xamante xam na leen partout à travers le monde. dans seen leadership liggéey bi xamante ne waroon na teg réew mi au moins. sur une voie. ñu ñëwaat mel ni lu ñu liggéeyoon yëpp ci réew mi. dafa ñaar dañu recommencer encouragé wu. xam nga li ko waral dañu am notre organisation parti politique ci boppam dama ko yàgg a wax. moom moo totalement obsolète ba pare moo nekkatut. amul nekkatul réponse suñu problème amatul Sénégal léegi ba. déjà amatul bureau politique amatul. kuréel yi fi nekk y a rien mais parce que xam nga loolu li ko waral ña ko jiite te ŋànk ko seen waxu démb ak seen jëfu tey toujours dafay waroo. loolu mooy sa problème bi feebar bi dëgg-dëgg ci lan la dañu am xeetu politiciens yi nga xam ne seen waxu tey ak seen jëfu démb dafay waroo saa su ne ndax lan. ndax bu ñu bëggee nguur lu ne jot nañ mun nañ ko wax mun nañ ko def. waaye bu ñu ci jotee rek ñu fàtte leen. mais loolu li ko waral mooy ne ñun dañoo mel ni ñu gëlëm. xam nga man bokk naa ci ñi nga xam ne dañ may critiquer lu tax Fadel demoo fii demoo fële ma ne erreur yi ñu defoon 2000. erreur yi ñu defoon 2012 man Fadel Barro du ma ko répété waat xam nga lu tax bu ñuy ut nguur ñëpp mun nañ capable ànd te kenn du laaj sa morom fan nga ñu jëmee. xam nga dañu ñëw ci assises nationales yi man lépp fi la ma fekk journaliste la assises yi dama cee liggéey sax far. amoon ci yaakaar lool. xam nga ndax ba ñuy démarrer ci di constituer les parties prenantes Mamadou Mbodj yàlla na ko yàlla yërëm di ko yëkkati. ba keroog ba ñuy joxe conclusion yi lépp fi la ma fekk mais xam nga lan moo ñu daal. mag ñi ko ŋànkoon politiciens yi nanguwuñu leen bàyyi sax ñu def transition Amadou Makhtar Mbow ay ñoom Lamine Diack ni noonu lañ leen bàyyi ñu defar transition bi ñoom ñëpp dem ñu nekk candidat unique mais nanguwuñ ko ndax Moustapha Niasse dafa bëgg téye. Tanor Dieng bëgg téye ñu bañ na du ñu bàyyi kenn ñoom ñaar bañ demee Macky Sall jugee fële tax bokkutoon ci assises nationales yi jàll deuxième tour ñoom ñaar ñëpp ñu obligé topp ci ginnaaw bañ toppee ci ginnaaw Macky Sall kenn laaju ko fan nga ñu jëmee kenn laaju ko naka la ñuy àndee kenn laaju ko suñu programme bi ñu tëral ni nga koy defee dañ ko bàyyi rek mu signé ratifié ko ak ay réserve conclusion wu assises nationales. donc constat bi mooy politiciens yi ñoom pouvoir pour le pouvoir mën a intéressé. pouvoir moo leen intéressé du liggéey réew moo leen intéressé. du liggéey réew mi. te pouvoir kese ma leen intéressé loolu moo waral échec gu assises nationales yi mais assises yi sax jeexut te man it dafa am leneen lu ma gëm assises yi toujours c'est un support. mais la vision mouvement boo koy porté d'ailleurs am na yéen soo ma laajoon en tant que analyste politique am na lu bëri erreur yi may gis ci classe bi mais loolu nañ ci ñëwaat ci beneen da nga may invité sa beneen émission ñu analyser rek. bu baax du nekk jàmmi gox yi. bon mais parce que xam nga yow da nga nekkoon journaliste dugg ci nekk aussi mouvement société civile def léegi politique. li nga doon gis bi nga nekkee journaliste nekk maanaam homme de société civile bi nga duggee ci politique léegi. est-ce que li nga doon yaakaar gis nga ko bi dafa safaam danga ko est-ce que dafa am ay fenn xamante ne ci biir politique bi. gën na la yéem ci li nga xalaatoon. Alassane c'est-à-dire que man parce que foog nga comprendre nit ñi comprendre sama démarche. man dama nekkoon lu tax defuma ci journalisme parce que dama doon ut rek métier. bien sûr defuma ci journalisme parce que dama doon ut luñ ma fay. dama dugg ci journalisme parce que c'était pour donner suite à mon engagement dama nekk nit koo xam ne ba may gone. dama nga laaj ma lycée Valdiodio Ndiaye dama nga laaj ma CS1 Valdiodio Ndiaye ba may nekkee primaire sax danaa fexe ba mango yu ñor ñëpp jot ci. loolu moom ma dugal ci journalisme ba ma nekkee université Cheikh Anta Diop yi laaj leen ba ma nekkee ISIC école journalisme laaj leen. fu ma nekk maa ngi lëkkale nit ñi pour njëriñ judd ci. loolu moo ma dugal ci journalisme parce que dama jàpp ne te ba ma koy defee dama demoon ci jamono jooju journal bi nga xam ne leer na ma ni. mag ñii boo leen jegee danañ la jàngal métier mi ci lu aj mucc ayib. man ñoom vieux Sakho ñoo ma formé. ak ñoom Soro Diop. ci jamono ñoo ma ŋànk encadré ma. ak topp ci ay ñoom Mohamed Aminatou Mohamed Diop et cetera ak ñoom Mamadou Biaye. ñu wan ma ni métier mi mun nga nekk un rêve pour que nga faire advenir sensibiliser le plus grand nombre.
absolument loolu moo ma dugal ci journalisme. bi ma ci nekkee dem ba gazette ñuy bind amul révélation bu ñu fi defut. te booy xool narratifu Y'en a marre lan lañ lay wax dama doon wax repère naan leen seen musique bi amul njëriñ parce que yéen a ngi wéy te terewul dëw bi nit ñi courant baa ngi ñàkk ñoom ñu naan man li ngay bind aussi c'est pour une toute petite élite li ngeen di bind baax na lool waaye Sénégalais duñ ko xool. mais loolu moo jural Y'en a marre. donc par man dugg ci Y'en a marre sax surtout engagement boobu ma doon exercer ci biir journalisme la. mais bu ma demee aussi ba gis ne la ma koy wax toujours olof nam ne boo tëbee dal ci xal dese na la beneen tëbin. moo tax ñu créé jàmmi gox yi comme ultime réponse ci suñu engagement. donc xooluma ci nit ñi nañ koy defee ak nañ ko du defee. dama indi sama xalaat bi nga duggee politique gis pratique yi am ci biir. dama ko muy est-ce que dafa gën na la. dama ci naawandoor xam nga lu tax. dama ci naawandoor rek mais bokkuma ci. dañu dugg ci politique bi mais dañu refuser céder ci seeni pratique. dañu refuser jël ñoom nañuy doxalee ñun ñu di ko doxalee. dañu dugg ci politique créer suñu kuréelu bopp ba pare di doxal ñun nuñ gis ne politique noonu la war a doxee ñu di ko doxee. duñ ci xeex duñu ci saagante. xam-xam lañ ci indi ak ay propositions yu leer ak di expliquer Sénégalais au plus grand nombre bañ yegsi ci bu laajee xeex nag dafay am. waxuma ne dañ waxuma ne nekkuñu ci fu ñàkk fayda yooyu bër bu ñuy jug danañ xam ne jug nañ lépp luñ ciy def danay nekk njëriñ te suñu discours bi ñu am ci langue politique gi waroowut ak suñu discours bu ñu am bi ñu nekkee woon ci activisme ci Y'en a marre te waroowut it suñu pratique journalisme. loolu mooy constance. donc ñun loolu nag. dañ ko indi ci langue politique yi pour wane ne leneen mun na nekk moo tax c'est extrêmement difficile dafa métti dëgg la xam nga tax mu métti benn boo ne politique rek nit ñi da nga foog ne nga war a joxe xaalis. boo ne politique nit ñi da nga foog ne da nga war a naxante. changer sa joxinte coppite def ni ndax nit ñi wan leen lu amul. est-ce que foofu di dundee loolu mooy seen jafe-jafe parce que nit ñi dañoo tàmmal. nañuy xaalis. boo ne politique dañu yaakaar ne bu amul koppar kenn du la faale. naka ngeen di fas yéene pour changer mentalité ci nit ñi xam ne seen intérêt. du baat jël ñaar dërëm bi teg torox suba. am jot li ngay wax ak di ko def nga am jotam te bañ ko yàkkamti. loolu mooy suñu secret c'est-à-dire que tepp bu dul dog moo gën yuréet gis nga alsaan nit ñi dañuy fàtte bi ñuy tàmbali Y'en a marre juróom-ñaari nit lañ woon adduna yëpp dégg nañ ko yàkkamti wuñu li ñuy def gis nga c'est extrêmement difficile parce que li ñuy def changement la de mentalité nit ñi ñu ngi ñuy seetlu di ñu bàyyi xel mais duñ ñu bàyyi xel parce que ñu ngi gis ne yoruñu ay lu ñu gàññi ñëwuñ de xam nga. mais ndànk-ndànk yàkkamtiwuñu xam nga mag dafa ne ma Fadel mu ne ma li ngay liggéey nii necc rek sénégalais yi ñoom instant yi bëggaguñ lu mel nii heure bu ñu ko bëggee dinañ la ñëw dañ la may nopp. donc yàkkamtiwu ma c'est-à-dire que ñi nga xam ne dañu yàkkamti nag ñoom ñooy def bëgg a dugg ci langue gi tout de suite bëgg a mel nii nit ñi ci nekk pendant 20 ans mel déedéet ñun dañuy door lu bees ci langue politique gi danañ ko jox temps ba nit ñi xam ko comprendre ko nan lañ koy defee nag te du tee élection yu jot danañ bokk loolu moo waral ñu demoon ci élection locale yi. biñ ciy tàmbali nit ñi amul lu ñuy waxut moo tax gis nga soo xoolee démarche bi sax Alassane bi ñu créé jàmmi gox yi demuñu ñëwuñu defee ko Dakar. dañu décentré dellu ci suñu gox-goxaat yi nañ ko defar ànd ceeg yeneen mouvement yoo xam ne ñoom ñi ngi ci seen gox-goxaat def li ni mel ñu ànd ak ñoom. ci réew mi yëpp di dem ndànk-ndànk législative yi bi ñuy dem ci local yi kenn xalaatul woon ne ñun Kaolack mën nañ fa jël 4e raw ay parti ñoo xam ne nekk nañ fi depuis di def élection depuis ay ati at kenn xalaatul woon ne mën nañ am benn conseil kenn xalaatul woon ne ndekete yow bu ñu génnee ci élection yi am nañ plus de une centaine de conseils sur le national. loolu la ñu dajale waat demaat ci local yi góorgóorlu kor taxaw pour indi suñu gis-gis suñu vision suñu doxalin mais malheureusement conseil constitutionnel ak ministère de l'intérieur Macky Sall na mu fa doxale xajalut jàmm ji ci élection yi mais teewut gis nga ba léegi nit ñi foogoon nañ ne bu ñu kii rek génn na jeex na mais teewut ñu ngi continuer di ci wax di ci dox et di ci liggéey non pas parce que dañu bëggoon falu kese moo ñu ci dugal. mais parce que dañu gis ne dañuy dem ci élection parce que ñu bëgg a participer ci réew mi ni muy doxe di ci indi xalaat yu baax di ci ene yeneen pratique politique yu bees parce que nag Alassane dañu toll fi nga xam ne ci réew mi soit dañuy mën a dugg ci beneen période beneen phase définitivement wala ñu rester ci benn phase définitivement maanaam Sénégal dafay baax wala mu bon te ñun dañu jàpp ne mun na baax parce que tout est là conditions yëpp réunir pour que ñu dem ci consommer local bi tàmbali na xam nga nit ñi bu njëkk ba veste cravate mais nit ñi ñu ngi commencé même léegi même bu dee tissu ñuy sol sax. bitim réew la jógee nit ñi namm nañ lu baax ci jamono ji naxaate gi daan am
te nga xam ne mi ngi doon commencé ci colonisation ci esclavage depuis ñu jël doomu aadama yi li sa Cheikh Anta Diop doon wax naan nañ jël suñu xel yi wëlbati ko suñu xel yi tey mi ngi dellu siwaat nit ñaa ngi yeew li des mooy ñu ràññee parce que bu ñu ràññeewut xam nga lan la ñuy jural. bu ñu daloon 2000 réew mi lëmb jug ne dañuy soppi ñu dal ci loo xam ne ba ñëwee moo yées li fi jugee ràññeewuñu mu dalaat ñu 2012 ndax ci élection yi di ñëwaat daf ñuy dalaat la même chose ñu mel ni ñun danañ leeral sénégalais ba ñu xam ne en tout cas choix bu ñu mënta ji def nañ ko assumer parce que bii pas am na ràññee war na ci dugg ci yëf yi benn ñaareel bi ci des mooy ne fu adduna bi toll Alassane wax naa ko léegi guerre bi ci Ukraine et cetera xoolal barki démb dama toog sama xol bi jeex muy suivre débat benn médias internationaux yi même fii sax laa koy waa Sud FM ñoo ko doon annoncé nan boo demee France seen rapport bu mujj gi ci espace 1 an lu toll ci ñeent fukki junne ndaw ñu ngi jéem a jóge daw Afrique di jéem a dugg biir Europe. mais loolu ba kañ. mais nit ñi dañu xamul ne xale yi dem di dee ci géej gi wala dee ci jéere ji dafa mel ni nga jël deratu réew mi di ko tuur. dafa mel ni nga jël énergie réew mi li ko war a tabax di ko sànni. xam-xam bi xoolal borom xam-xam yi kenn toogatu fi ñoom man xam naa ci parce que dama nekk ci milieu borom xam-xam yi ñëpp a ngi dem xoolal suñu université Cheikh Anta Diop bi lu mu devenir xoolal suñu école publique bi ba léegi gis naa ne sax la seule école d'excellence publique bu Sénégal am mu mix nga xam ne benn école publique la doomu baadoloo mën a jot am njàng mu baax ci ñaqam muy université lycée d'excellence de Diourbel ñu ngi ko bëgg a yàq service public nërmeelu totalement ci réew mi Alassane ndox bu ñu deful ndànk suñuy doomi doom duñ am lu ñu naan te réew mi toog ci ndox ñu jël lépp privatiser ko lan mooy service public ana njàng mu baax te doo fay dara. loolu yëpp mën a am ci réew mi ndax xoolal dama doon wax rek sama gore yi sama xol jeex ma ne ko boo demee France wala nga dem Chine wala nga dem feneen Chine waaye 1,3 milliard lañ France gi boo fa demee 65 millions nit lañ te li garaaw mooy ne ñoom amuñu espace bu rëy parce que seen dëkk yi dafa ndaw ñun 15 millions 16 millions kese am àll yu ne xambalang. xoolal niñ dëkkee Dakar. concentré wu kenn du noyyi embouteillage yi. pollution bi manque de discipline amul benn yar amul benn teggin alalu mbooloo fu ko nit fekk saax-saaxee ko ñuy jiiroo réew mi te mën nga commencé ca bopp ba ña ko yore administration bi totalement nërbeelu ndax dañuy politique ku nekk yaa ngi ut loo am. kenn xalaatul ëllëgu réew mi ak fan lañ jëm ak réew mi loolu dafa mën a wëy au lieu que ñu waxtaanee loolu de manière ak sago sérénité ci assemblée nationale ba lan la ñuy def. ñu indi Sénégal ci débat wu defar liste électorale gàcca la mais gàcca la quoi. gàcca la man su ma koy waxtaanee Europe yàlla dafa def na biir Afrique dañu fi yëngu trop su ma xaritu africain yi mënuma leen expliquer lu xew Sénégal tey parce que tellement que gàcca la ñu naan liste bi baaxul lu tax liste bi baaxul démocratie bu ñuy wax démocratie parce que dañuy jël institution yu ngànk démocratie bi dafa war a faciliter expression wu pluriel pendant des élections pour que ku nekk indi sa xalaat noo ko gisee waa askan wa tànn. waaye démocratie boo xam ne institution yi ñu fi bàyyi muy direction gis nga bi ma demee direction générale des élections ci laa njëkk a xeeb Macky Sall ak ñëkk na muy organiser ndax xam nga lu tax dañ ko soofantal organisation dañ ko soofantal jox leen as bureau si ndaw abal leen ay bureau policier jël ay benn magistrat benn commissaire de police teg leen fa ak tuuti nit ay sénat ak société civile ay faire valoir amuñu benn rigueur amul benn sérieux benn xale tege fa yore ordinateur am pour nee na mooy fichier kii bi xam nga bu fekkoon dëkk bu normal la ñu fonk démocratie dañu waroon am seen bâtiment bopp ay 300 xale nekk fa di ci liggéey xam nga boo indee say liste ñu xool lu ci juum ñu ne lii njuumte la lii erreur la fii baaxul may la temps nga dem defari ko boo ñëwee ba ci cappaandoo ga boo ko amul bu ñu la dàqee doo wax mais créer ay conditions d'une opacité yoo xam ne boo ñëwee ñu ne ni waa yow demal bokkatoo xam nga pour lan ci démocratie Sénégal buñ constitution liste parité boo juumee nañ la permettre nga rectifier loolu du problème même li ñuy wax ci parrainage bi nii boo ëppalee benn ñaar garaawut da nga koy dindi parce que l'idée esprit wu loi bi du dàq nit ñi esprit loi bi organiser la accompagner nit ñi la mais loolu lañ xamoon ci démocratie Sénégal mais xoolal tey participation mais xoolal fan la ñu nguuru Macky Sall léegi indi ku jéggi au lieu que ñu dem ak sérénité poser les vraies questions expliquer le Sénégalais yi lan mooy enjeu yi ak lu tax ñu war a def benn bopp benn say pour arrêter li nga xam ne Macky Sall mun la bëgg a tijji ci réew mi ndax xët mi mu bëgg a tijji bu ko tijjee gis nga lii suñ ko bàyyee mu dem impasse bii ñu bëgg a introduire comme élément ci suñu démocratie bi maanaam liste mun na dem titulaire liste mun na nekk suppléant kese fan lañ jëm duñ toog waxtaanee loolu boole ci ñëpp ànd lu ku nekk bëgg a jug ne maay géree dinaa ko régler sama bopp boo demee yow kenn ñu gaañ la moo tax ñu war a pencoo
moo tax jàmmi gox yi oote pencoo moomu dénk ko yenn société civile bi nag ñu mel ni Raza maa leen ci interpellé yenn ancien doyen yi nga xam ne réew mi am na fu leen toll yow Abdoulaye Bathily kenn amu ci droit noppi. wax nga Fadel wax nga ko leer na Fadel Barro maa la gërëm di la sant di fàttali auditeurs téléspectateurs yi yaay président jàmmi gox yi. ñu waxtaan yow ci réew mi fu mu toll. ñu waxtaan am seen idée nee ngeen fu ñu toll nii ku nekk war na jóg xar tànk tuureem pour réew mi loolu moom solo gërëm naa la sant naa la. Fatima Kane Ndiaye mu nekkoon ci technique bi micro wala sant Samba Diop ñu ngi la ñaanal bëccëg jàmm ak salaam.